l'islam tudd na jigéen ci ñetti niveau. tudd na ko bu jëkk bi en tant que moitié de l'homme, nisf ar-rajul. inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'il li tacaarafu. waaye nag ngeen xam ne inna akramakum inda allah atqaakum. yàlla nee na maa leen bind ngeen di ñaari genn wàll. genn wàll bi ñu tudde ko góor, beneen genn wàll bi ñu tudde ko jigéen. xanaa kon ñaari genn wàll ñooy war a mën a ànd pour mu mat. kon nag jigéen foofu dafa wane ni mooy moitié de l'homme. sa genn wàll nag boo ko xeebee doo dem. waaw ba ca des mooy mu tudd jigéen aussi ci rolam dans la société. imma an takuna binta aw uxtan aw zawjatan aw umman aw ay shay'in axar. mais pour yàlla jox la rôle yi jigéen mën a nekk yépp dans ce domaine-là surtout mu xaw ko indi ci wàllu mariage. mariage dafa am ñoo sañ a takk ak ñoo sañul takk, mais boobu ñëwaguma ci. mais ñi mu tudd rek pour nga xam li jigéen mën a nekk yépp lan la. xurrimat alaykum ummahatukum. kon nag jigéen mën na nekk ndey. wa banatukum. kon jigéen mën na nekk doom bu jigéen. wa axawaatukum. kon jigéen mën na nekk sa jigéen, maanaam koo xam ni yéen a bokk ngay góor muy sa jigéen ndax yéen a bokk ci ndey wala ci baay. wa ammaatukum. kon jigéen mën na nekk sa bàjjan. wa xaalaatukum. kon jigéen mën na nekk sa tante. wa banaatul axi. kon nag mën na nekk sa doomu càmmi, donc nga di bàjjanam. wa banaatul uxti wala muy sa doomu jigéen, kon yow ngay nijaayam, kon muy sa jarbaat. wa ummahatukum allati ardaanakum. jigéen mën na la bañ a jur ci biiram te di sa ndey, ndax ba nga gisul sa ndey moo la nampal mook doomam. ba ca des wa axawaatukum min arradaa. mën ngeen bañ a bokk benn ndey wala benn baay, waaye ngeen bokk ku leen nampal mu di sa sœur ci wàllu namp. waaw ko defee yooyu yëpp kon ci côté famille ak côté diine, yooyu mooy rôle yi ëpp doole nga xam ne l'islam tudd na ko, kenn mënu ko dindi. yeneen rôle yi nag luy dox ba ñëw la, mais yii moom àdduna du ko yaatoo ba yii dañ fi lañ ko fekk. mu des nag beneen niveau bi mu ko tuddee te mooy almaratu ma allah, mooy jigéen ci digganteem ak boroomam diinan wa shariatan wa axlaaqan. maanaam ñu war a xam digganteem ak boroomam ci diineem nam ko doxale, wane digganteem ak boroomam ci cadre sharia te mooy li ko sharia sant ak li mu ko tere naka la ko appliqué. dinañ ci xàmmee digganteem ak boroomam. ba ca des mooy jikko yi muy war a wane nit ñi, ndax dafa yiwe wala dafa baadool, danañ ca xamee digganteem ak boroomam. waaw moo tax ñu di la wan ni la gëm yàlla bu xasee ba ñëw day effacer yi ci des yépp. day effacer nationalité, day effacer patriotisme, dafay effacer appartenance yépp bu dul bu yàlla. maanaam dalay wan ni boobu moo ëpp priorité. moo tax ci boobu niveau boo xoolee yàlla di wax di nga yëg ni yàlla waxul jëmm, ay vertu lay tudd. ni mu koy tuddee ci góor noonu la koy tafe moom itam jigéen, pour wane ni lu góor def ci yiw googu bu ko jigéen defee it yàlla ñoom la yemale. moo tax
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ñoom ñépp أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. yàllaay wax ay critères. yàlla nee na jullit yu góor yële te seen diine soofantaluñu ko ak jullit yu jigéen yee mel ni ñoom, góor yu fees ak ngëm yële te duñu rax seen boroom ak keneen ak jigéen ñële mel ni ñoom, góor ñële di sellal la ñuy def seen diggante ak seen boroom ak jigéen ñële mel ni ñoom, góor ñu dëggu ñële ba duñu wax lu dul dëgg, duñu def lu dul dëgg, duñu wane lu ñu gëmul ak jigéen ñee mel ni ñoom. mu ni góor ñële fees dell ak muñ, lu ñu leen mën a def ñu xool seen borom muñ ko ak jigéen ñële mel ni ñoom. mu ni góor ñële fees dell ak kersa, duñu def lu juunu ak jigéen ñële mel ni ñoom. mu ni góor ñële nga xam ni lu leen yàlla wërsëgalal ñu seet ku ñu tane ñu séddoo kook yow ak jigéen ñële mel ni ñoom. mu ni góor ñële nga xam ni duñu tappale ci wooral seen borom te def ko na mu gën a jekke ak jigéen ñële te mel ni ñoom. yàlla nee na góor ñële muur seen awra, loolu la wal xaafidina furujahum di firi foofu muur seen awra. xanaa ki la wax muur awra kay leneen waxaale wuñ ko. waaw góor ñële di muur seen awra ba ku ko warul gis doo ko gis, waaye ak jigéen ñële mel ni ñoom. wal zaakirina allaha kathiran, góor ñi nga xam ni bu ñu nekkul ci yitte seen làmmiñ a ngay fàttaliku seen boroom ak jigéen ñële mel ni ñoom. yàlla nee na ñoom ñépp tey ñu xam ndigam ñoo baax fa sàkk man nee na tey lu ñu rëccile, tey lu ñu rëccile baa ñu juum ko baa ñu tooñ ko sama magfira ngi leen di xaar. ëllëg ca buntu bàmmeel sama yool a ngi leen di xaar. kon ku def dara yàlla def dara. waaw fii comme yaa ngi góorgóorlu même boo matalul lépp waaye yaa ngi góorgóorlu, yàlla nee na njuumte yeeg tooñ yi nee na sama njëggal mu ngi toog di la xaar. boo jógi mu ànd ak yow. nee na ëllëg sa buntu bàmmeel boo tekkee sama yool li ma laa fay mu nga toog di la xaar ndax yàlla ak góorgóorlu gi. waaw kay. parce que yàlla ba muy féetal jigéen taxawagul, wan ko ne sama entreprise góor fonctionnaire la ci, jigéen actionnaire la ci. moo tax suratu nisaa la ñu dégg te tudduñu suratu rijal, waaye mina rijal yi bëri na ci alxuraan parce que fonctionnaire lañ ci actionnaire jigéen pour wan leen seen ligne de conduite. mais li ñu jaaxal mooy bi mu ñu gàllee responsabilité boobu daf ñu évaluer, mais évaluation bi te liggéeyaguñu dafa am ku dégg sox ba rekk daw.
wazkur fil kitaabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan sharhiya mooy symbole bépp jigéen ci kaw suuf ndax mooy ummuhaatil mu'minin. Maryam moo fi jit Khadija moo fi jit Aïcha moo fi jit Sayyidatuna Fatima ndax moom la ñu ubbi alxuraanul karim gis ko mais ligne de démarcation bi mu def moo tax yàlla évaluer ko sànni ko jigéeni jamono pour génération bu ñëw def ni Maryam pour yàlla mën leen a fay moo tax loo sonnewul doo ko jariñoo kon Maryam moomu mooy suñu symbole ndax yàlla ku ko lebal ker mu nëbb jant bi dootul tàng moo tax Maryama ba mu leblee ci ndigal ci gëm boppam ci personnalité am yàlla may ko décoration boo xam ne ilal abadil abidin ku jug beyti alxuraan jàng ko wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruuxina wa saddaxat bi kalimatillahi wa kitaabihi wa kaanat min alxaanitin looloo ko may waaye li jar a bàyyi xel mooy bi mu isolé woo yàlla daf ko jox doom te góor ñëwul waaye yàlla wanoon jigéen ñi ñëw ci génération future bi que ne yéen laa jox grossesse moo tax mu jox Maryam doom boobu mais pencu Sénégal pencu àdduna bu fi jigéen indi woon doom te góor ñëwul caaf xëm waaye yàlla ku ko lebal ker li may wax mu fay la fu la neex fërëngu mu ñëw rek déjee ko grossesse miimam di 40 raawam di 200 yaawam di 10 beneen miim di 40 muy 290 jours ku ci ëmb boo wasinee mucc waaye ba tey jigéen déggagul sox bi mais bi mu demaatee ba dégg ñu ne góor ak jigéen ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar ci la na jóg jot na jël seen engagement wutu ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa leadership féminin foofu la juddoo parce que jigéen ñu engagé wu gëm seen bopp gëm seen personnalité ñoo ne yonent bi nag foog nga wax ñu ndax dañu déggoon rek ngay woo jigéen ngay woo góor ñuy tudd doom di jullee néew di jiite ci jàkka ji di def leneen ak leneen ñun nag yonent bi gestu saxaaba yi ne quelle éloquence waaye bi yàlla xamee ne yonent bi mi ngi bëgg a dugg ci séduction femme mu ne Jibril ne cëpp ne ko xanaa da nga leen fàtte inna kaydakunna azim lu ñu dugg mën nañ ci génne moo tax sa borom nee na jaayanteel